ku ci ne sa tur ak sa sant di delluwaat di leen baalu ak di leen baal ak ci weeru koor bi nga xamante ni ci la ñu nekk di nuyu képp ku nekk fu mu mënti nekk yéen ñi nga xam ne yéen a safo Thiès 24 di fi taataane xibaar yi wax nañ leen saa su ne dañoo nekk ci population bi lépp luy seen jafe-jafe rek ñu taataan leen suñu micro ndax ñu mën ñoo wax ndax seen jafe-jafe mën a saafaraw tey nag ñu ngi ñëw seet si Khadim Wade mu nekk doom Madina Fall dëkk fii ci Madina Fall bokk ci mouvement politique mu ngi nekk ci la République des valeurs ñu am nag ay jafe-jafe fii ci koñ bi te xam nga ni en général jafe-jafe bu amee jeunes politiciens yi dinañu jóg dinañu wax ci wàllu curage wax ci li nga xam ne mooy wàllu assainissement wax ci li nga xamante ni moom mooy wàllu éclairage public li nga xamante ni manqué na fii ci diwaanu Madina Fall dinañu taataan ko micro bi mu wax ñu lan mooy seen jafe-jafe gannaaw loolu ndax saafara mën cee am. ñu ngi lay nuyu di la dalal di nuyu bu baax it mbokki internetu Thiès 24 yëpp di rafetlu seen teewaay te di leen sant di leen gërëm ci déplacement bi ngeen def ngir ñëw fii tey Madina Fall partager ak ñun suñuy jafe-jafe yi nga xamante ni moom lañ am ci koñ bi. comme ni nga ko waxee rek ci bi ngay tàmbali Madina Fall dafa nekk dëkk boo xamante ni mën na ni mooy quartier bi gën a mag ci Thiès Madina Fall dafay compter plus de 11000 électeurs tey dañ ni képp koo xamante ni gagné nga Madina Fall am nga 50% chance pour nga gagné zone nord waaye dañoo seetlu ni Madina Fall boobu politiciens yi bu naaw bu ñu leen falee dañoo jël Madina Fall ñu delloo ko ginnaaw ndax boo xoolee ci au niveau de la zone nord am na li ñuy wax politique d'embellissement des avenues moom mooy politique bi nga xamante ni dafay rafetal avenue yi nekk ci zone nord yaakaar naa ci loolu ci la avenue Xavier Ndione bénéficié wu boo demee ci 2 voies yu ngent yi ci la bénéficié wu boo demee aussi si yoon bi jaar taaxe kaw mooy route nationale bi foofu ci la bénéficié wu waaye Madina Fall gi nga xamante ni fi lañ dëkk ci avenue bi nga xamante ni mooy avenue bi gën a mag ci gox bi muy avenue Cheikh Ababacar Lo bi ñeenti at a ngi nii kenn curé wu ko muy canalisation bi fi jaar dafa dem ba ndox bi nekk ci canalisation bi dafay génn di génn xet boo xamante ni xet bu bon la ba pare tamit yooyu nga xamante ni mu ngi koy créer fii nii mën nañoo indil musiba bu ne ci loolu gis nga état tali bi war naa la ko gis nga ni tali bi suuf si daanaka mu ngi koy bëgg a nëbb te loolu du avenue bi donc boo jëlee yoon ba jaar pencum Cheikh Ibrahima Fall bi foofu moom tali bi suuf si nëbb na ko ba mu carrément daanaka dootoo gis tali bi boo jëlee yoon bi jógee fii tamit jëm fële ñu ngi koy xeeti balaabe Madina Fall ñorul ñi nga xamante ni tey ñoom lañ fal di leen jox suñu ay lempo ngir ñu nettoyer ñi fal ñooñu ñan la muy la mairie de la zone muy ñi nga xamante ne ñoo nekk tamit ci les hautes instances de décision parce que tey boo xoolee tey programme Promoville bi quartier yi Thiès yëpp surtout Thiès Ouest dañ cee bénéficier wu bu baax a baax ndax tey boo demee Thiès Est côté infrastructure routière lan fa am tey jii ci Promoville bi xaajaataat ba ñun waa Thiès Nord amuñu ko ñun waa Madina Fall benn tali lañ ci am muy tali bi jaar ci koñu maire Lamine Diallo képp la ci waa Madina Fall amuñu ci beneen programme boo xamante ni ñun bénéficié wu nañ ci Promoville bi te tey boo demee ci angle bi nga xamante ni moo jaar kër Pathé Mbaye jaar kër Talla Pen ñeenti at yàllaa ngi nii nawet bu jot ñooñu nekk ay sinistré nawet bu jot ndox mi nangu seeni kër nawet bu jot ndox mi daaneel fa ay kër yàq fa lu baree bari te bu nawet bi jàllee amul benn décision boo xamante ni ñi jiite jël nañ ko ngir soulager population boobu. buñ ko waxee rek dafa fekk ni dafa am loo xamante ni moom moo tax ci moment bi ñu ko waxee ndax wax dafa jooy ñu ne ko looy jooy ñu ne dañ maa wax te wax jotagul. tey nag wax dafa jot. li tax wax jot moom mooy dañoo gis ni fan yi ñu génn njiitu réew mi bi muy def ay déclaration mu jox ci importance bu bëree bari ci li ñuy wax cadre de vie. mooy nit ñi seen dëkkuñ ak seen dëkkuwaay dafa war a yelloo ak sàmmoo ak li nga xamante ni mooy ay normes ñun nag bu ñu gisee ne ci cadre de vie boobu noonu ñun Madina Fall
ci la ñi ci gën a dellu ginnaaw ñi ci gën a woyafal ñi ci gën a dellool ginnaaw ñun ci lañ bokk dan ni jug wax nag jot na. wolof de nee na cin bu naree neex bu baxee xeeñ ñun ba miroog sow tàmbalee ba néga ni amul benn enthousiasme boo xamante ne am nañ ko ci ndax nit ku la bëgg a dimbali foo gëstoo da nga koy gis. ñun waa Médina Fall amul dara lu ñuy dal loo xam bu ñu gëstoo dinañ leen gis ñoom tey jii leneen li nga xamante ni tey moo si gën a yéeme muy poste de santé wu Médina Fall foofu noonu nga xam ci environnement bi mu nekk mais environnement boobu noonu tey ku feebar boo fa duggee sax dafay yéeme ndax boo noppee après mën nañ fa dem li wër poste de santé bi yëpp ci environnement bu doy waar la nekk ci insalubrité ci ñàkk wormaal ci manque infrastructure de base yu bëree bëri. li nga xamante ni moom moo yéeme ci Sénégal mooy boo jógee ngir naqarlu ni ñu yore réew mi ñun la yow loo fi def dafa am li ñuy wax ay fonctions régaliennes muy fonction yoo nga xamante ni dañuy jël suñu ay fukki dërëm suñu ay juróomi dërëm suñuy lempo di dagg ay juuti marché dajale koppar yooyu jox ko ay nit ni leen lii yéen leen bëgg ngeen ñu koy defal tey ñun buñ ñu joxoon. li nga xamante ni amaanaam moom la maire bi jox laa nag on pourra se poser la question ñun li ñuy wax ban positionnement lañ ci am. ne def ni boo gisee lu la metti am nga ci ñetti doxalin yoo ci mën a dox ba ca njëkk mooy nga jug dindi ko ak sa loxo bu fekkee mën nga koo dindi ñun nag mënuñu koo dindi nag suñu loxo ndax ñëpp xam na ni curage du loo xamante ni ay moyens yu maigre moo koy def. yëpp xam na ni éclairage public aussi du loo xamante ne ay moyens yu maigre moo koy def kon ñun ñu dindi ko ak sunu loxo dafay jafe beneen ba ca des moom mooy mu ni nga ñaawlu ko ak sa làmmañ ci loolu la nekk. kon lépp loo xamante ni fépp foo xamante ni mën nañ faa toog wax ngir ñu dégg ñu xam ni Médina Fall gisul boppam ci ni ñu yoree municipalité wu zone nord dinañ ko def ndax jàpp na ni loolu mooy li nga xamante ni moom moo ñu mën a yóbbu fi nga xamante ni bëgg nañ Médina Fall egg fa. si côté éclairage public moom lu ñuy wax naan loo bañ lëgët mën nga koo nangul ne ay noppam gudd na Médina Fall am na amélioration bu mag a mag ci éclairage public bénéficié wu na ci lampadaires yi bénéficié wu na tam ci nouveau lampe yi bees yi nga xamante ni moom moo génn mais dañuy wax ni c'est pas suffisant. lu tax c'est pas suffisant Médina Fall quartier périphérique la quartier périphérique képp koo xam ni dafay bari insécurité quartier périphérique képp koo xam ni dafay bari lépp loo xamante ni ay xeeti rabu àll yu jógee ci àll yi di dugg ci biir dëkk bi kon donc Médina Fall dafa war a bokk ci dëkk yi nga xamante ni war nañoo gën a am considération ci infrastructure yi nga xamante ni moom la zone nord di jot waaye benn lekk projet lañu monsieur le maire digoon muy décharge mbalit. waa Médina Fall xeex nañ ko ba abandonné nañ projet bi ndax ginnaaw yéene wunu embellissement yi ginnaaw yéene wunu Promoville ginnaaw yéene wunu yeneen projet yi décharge mbalit ñun waa Médina Fall duñ ko nangu. ginnaaw monsieur le maire yéene wunu ci projet yi nga xamante ni mooy projet Promoville yi ginnaaw monsieur le maire yéene wunu oto mbalit ndax Médina Fall oto mbalit du fi dugg oto mbalit bi bu jaaree taax kaw ba ca raay ba dafay tourner delluwaat. oto mbalit bi bu ñëwee ba balaabe dafay tourner delluwaat kon Médina Fall oto mbalit du fi dugg ginnaaw nag monsieur le maire yéene wunu yooyu yëpp bëgg a jël décharge mbalit def ko fi Médina Fall ñun waa Médina Fall ñu jóg na ko décharge mbalit doon ko nangu. xam nga li ñuy wax ni moo du sax ay considération politique ñun ay doomu dëkk bi lan di juddoo ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi màgg ci dëkk bi gis ni dëkk bi ñu dëkk muy au niveau de la zone yeneen quartier yi yeneen gox yi. ni ñuy bénéficier wu ci ressources yi nga xamante ni moom la zone bi am ñun waa Médina Fall bénéficier wuñ ci considération politique à part yoon la ñun waa ndawi Médina Fall ñu jóg ñaxtu loolu waaye tamit dafay boo nee nit mënul war ngaa nangu ni yow su la joxee amaana na muy doxale doo doxalee noonu tey ñun buñ ñu joxoon amaana ñoom ni ñuy doxalee duñ doxalee noonu. kon daal nangu nga ni da ngay poser sa candidature. non du sama candidature man je suis pas candidat au niveau de la zone. man du ma candidat République des valeurs it ba léegi waxtaanuñu pour wax ni dañu am candidat au niveau de la zone nord kon donc du ma gën a gaaw lu ñuy wax naan charrette mënul gën a gaaw fas ci mébétu parti bi laaj réew mi la ku bëgg a laaj réew nag di nga laaj gox di nga laaj département di nga laaj leneen xam nga tey li tax bëgguñu sax waxtu kii ndax bëgguñu mu am considération politique bu mu ngandee ndax dañ fee toog ak ñeneen ñoo xamante ni bokkuñu beneen parti politique ndax Bara Faye mi toog PDS la bokk mais li nga xamante ni moo ñu metti ñun waa Médina Fall moom moo ko metti moom ba tax na tey mu ñëw fii toog ngir ñu waxtaane li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe yi nga xamante ni Médina Fall am na ko loolu amagul
mosuñoo waxtaan ak monsieur le maire waaye dan ni li nga xamante ni moo am Médina Fall jarul monsieur le maire ñuy dem di waxtaan ak moom ngir mu gis ko ndax am na fi ay conseillers yaakaar naa am na fi ay ñoo xamante ni ñoo ko fi teewal ñooñu ñun li ñuy wax ñoom xam nañ ko li ñuy wax ñoom dégg nañ ko boo diisoo ak ñoom dina xam ne lii ñuy wax du loo xamante ni doon koo teg ci bakkan réalité la lu am la loo xamante ni moom la Médina Fall di dund ñu ni nan toog fii wax ko ngir mu leer. xam nga loolu dafa yomb mooy maanaam rek toog jël say kayit teg wax def naa lii waaye loolu nga wax est-ce que population bi nga ko waxal ñoom ressentir nañ ko ginnaaw loolu bi mu ko waxee na journaliste yi génn def. Enquête def micro trottoir laaj waa Médina Fall ba xam bilan boobu ñoom am nañ ci ressenti ba xam bilan boobu ñoom yëg nañ ci seen bopp ba xam bilan boobu ñoom gis nañ ci seen bopp yaakaar naa ñun suñu taxawaay fi ñu am foofu la waa Médina Fall am moom mooy ñun bénéficier wuñu ci lenn loo xamante ni lu gestion municipalité bi di joxe la. du projet embellissement wu avenue du projet éclairage public bi am na amélioration mais ñu ngi laaj. ndax avenue bii nga xamante ni ci la ne mi avenue Cheikh Ababacar Lo ba léegi ca lamp yu njëkkee moo fa ne lamp yu lëndëm yu njëkkee ya te yi ciy tàkk bariwul mais ba tey taxul ñoom ñu jël ko en considération ngir mën cee indi yeneen yoo xamante ne ay saafara lan. Promoville moom mooy defar yoon jëlaale ci en considération assainissement bi kon donc ñu ngi leen di woo di leen ñaanaat ñu ñëw xool foofu ndax foofu suñuy mbokk sénégalais ñoo fa dëkk suñuy mbokk nit ñoo fa dëkk. ñu conditions yi ni dëkkee kenn bëgg koo dëkkee kon donc ñu ngi leen di woo di leen ñaan foofu noonu dañ fa ñëw bu dul loolu it pavage yi ñuy wax Médina Fall war na ci mën a bénéficier wu bu dul loolu yor it yeneen yoon yi ñuy wax ci Promoville Médina Fall war na ci mën a bénéficier wu ndax tey boo demee këru kilifa yi népp fexe nañ ba tali jaar fa ba mu des kër Cheikh Ababacar Lo bi nekk Médina Fall mais yoon la tali Promoville ñëw désenclavé kër Cheikh Ababacar Lo googu noonu kon donc dafa am ay yu bëree bëri yoo xamante ni Médina Fall daf ci war a bénéficier wu mais malheureusement bénéficier wu ci. ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndaw waa Médina Fall ñi bokk ci mouvement ñi bokk ci République des valeurs ñi bokk ci PDS daal di def li nga xam ne moom mooy cri de cœur wax ni li nga xamante ni moom mooy wàllu éclairage public gisuñu seen bopp wàllu curage wàllu insalubrité li lépp gisuñu ci seen bopp ba tax nañuy woowaat le maire Lamine Diallo ngir mu jooyantiwaat li nga xamante ni moom mooy politique am de ville bi cadre de vie bi mu jooyanti ko waat di waxaat li nga xam ne ki nga xam ne mooy le président de la république ngir mu yónnee leen li nga xam ne moom mooy délégation spéciale ndax sonn nañu ni ñu leen ko waxee rek Thiès 24 dafay nekk au service des populations képp koo xamante ni am nga lu la metti da lay jege taataan la micro bi nga wax li nga xam ne moom moo la metti di ñaan yàlla saafara ko.